ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 le point de la rédaction di édition yi nga xamante ni dañ koy amal tous les jours di ci waxtaane lépp loo xam ne si nii actualité la rawatina les faits divers may am nag tous les jours mbëgte di ci ànd ak Moustapha Mbaye du ma bàyyi ko mu daal di nuyoo ginnaaw bi ma la nuyoo ba pare. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne da ngay faral di ànd ak ñun si suñu jotaayu xibaar bi ñuy woowee le point de la rédaction. mu mel ni que baat bi dafa xaw a changé di Moustapha. wala lacrymogène yi démb yi la ñoo la jàpp wala. loolu yow laa koy wax parce que xam naa dinañ ci ñëw parce que yow dara ump la ci. waaw lacrymogène yi démb xawoon na saf fële ci Ousmane Sonko xam naa ci loolu la ñuy ñëw sax. donc moo tax mu ubbee ko foofu ndax man sonaloon na ma trop ak sama naataango yi nga xam ne si ñoom ñoo nekkoon foofu ci Sacré-Cœur 3 donc mu doon nag manifestation bu rëy ginnaaw cité kër góor gi effectivement cité kër góor gi mu nekkoon nag manifestation boo xam ne manifestation bu rëy la bëriwul li ñu koy gis fii donc mu bëri woon ay arrestation bëri tamit ay yàqu ay soit mu nekk ay kër wala ay oto yoo xam ne si nii dañ leen kayaase ba ñu tojatoo donc metti woon na trop am na ay blessés également ci côté manifestants yi comme ci côté li nga xamante moom mooy way takk der yi donc ak li ci mën ci am daal mooy metti woon na démb fële ca cité kër góor gi ci mbirum Sonko Ousmane Sonko di njiital Pastef ñu daal di koy tuumal jëmee ci wàllum viol ak menace de mort ci gone goo xam ne si ni mi ngi wuyoo ci turu Adji Sarr nekkoon li nga xamante ni moom moo di masseuse fële ca Sweet Beauty Institut donc foofu la nekkoon ginnaaw coow li nag coow li kii di Ousmane Sonko dañ ko daal di doon convoqué ni ki démb la waroon wuy ji waaye moom bi mu defee déclaration dafa xam ne du wuy ji donc nag ay militants yaakaaroon ne Ousmane Sonko dañ koy daal di cueillir foofu ca këram ba tax ñu daal di xëy démb daat fay dem ngir taxawu ki nga xamante ni moom moo di seen leader boobu di Ousmane Sonko waaye nag mbir mi tàngoon na loolu ay lacrymogène donc yu mel noonu daal heure yi daal bari woon na trop ci li nga xamante ni moom moo di diggante way takk der yi ak manifestants yi donc ci loolu la ñuy ñëwaat maanaam incident yooyu ak moment yooyu la ñu bëgg a ñëwaat defaat ci ab jàngat bu baax a baax ak li nga xamante ni tamit mën nañ njort ne moom moo indi boobu le soulèvement di appel bi nga xam ni Ousmane Sonko daal dina koy def ci déclaration boobu ndax bi ñu xëyee rek ñëpp la ñu gis ne militants yi dañu daal di wuti di këram donc Moustapha naka nga jàngatee li xew démb mu mel ne que ni comme ni ma ko waxee sama njëlbeen wax tàngoon na trop foofu ca cité kër góor gi. waaw démb tàngoon na trop fële ci cité kër góor gi mais boo xoolee mbir la boo xamante ne bettul képp koo xamante ne taskatu xibaar nga wala nga doon suivre affaire bi mu doon lu jege tuuti parce que ñu bëri bi ñu nekk seen rédaction bi ñu xëyee bi ñu defee réunion de rédaction rek dañoo yebal ñi nga xamante ne mooy reporter ñu dem ci saasi kër Ousmane Sonko parce que xamoon nañ ne bu militants yi ñëwee force de l'ordre yi boo moytu dinañ ñëw soit dañuy jël si Ousmane Sonko wala ñëw disperser leen donc c'était une situation boo xamante ne c'était prévisible mun nañu wax loolu xamoon nañ ne mënoon na mais dama yaakaar ne ak li ci am démb tamit police bi am na ci part de responsabilité d'accord dañu nekk période mbas dañu nekk période boo xamante ne yu bëri maanaam dañ koy tere di ko aaye mais su ma la joxe fi benn exemple bu ndaw rek dëkku Mali bi nga xamante ni imam diko seen mouvement bi bi muy réunir foofu des milliers de personnes jamonoy coronavirus la doon am te pourtant police bi sukkandiku woon tasaare leen mën naa indi jéya mbaa mu faat fa ay bakken ak yeneen ak mbir yoo xam ne fa parfois dama yaakaar ne su fekkente ne une situation exceptionnelle dafa am da ngay jël ay mesures exceptionnelles pour man force de l'ordre mënoon nañoo ñëw jàkkaarloo ak ñoom wala ñu ñëw xool naka la ñuy waxtaanee ak ñoom ndànk ñu toog jàpp seen njàmbur ñu wër leen sans débordement am dara bañ a am ñu communiquer ñu jiital communication bi mais yéen ñi fa nekkoon xam ngeen mbir mi nu mu demee ak ni mu dégénéré ak fa mu mujjee naam au début gisoon nañ force de l'ordre yi ni mu amee woon waxtaan bi wala ni mu amee woon ak yooyu mais des na la ca waroon daal pour man su amoon dëgg dàqante bi ak dóorante xeer ak image yoom ñëpp dañ koy ñaawlu xam nga force de l'ordre bu ñu gisee ñu dóor ko brique boo xamante ne ba mu daanu image bi di jàll en boucle ci toile bi loolu ñëpp lay metti parce que ñëpp xam nañu ñoom bu ñu demee ku ci amul mag am nga ci papa wala nga am ci rak wala nga am ci cousin donc ñooñu tey ji bu ci brique dalee kenn day mel ni suñu ñëpp la dal day mel ni parce que foofu ñu nekk tey ji ñoom ñooy taxaw ci tali bi ñoom ñooy nekk ci diggante dëkk ñoo ngi fu ne ñu ngi ci kër yi la ñuy jógee dem foofu mi ngi noonu donc kon ñooñu tey jii yaakaar naa ne du ma rafetlu yenn image di am suñu diggante ak ñoom mais tamit il faut que suñu njiit yi suñu kilifa yi di am le sens de la mesure en tout cas nekk na loo xam ne si ni démb safoon na trop ci cité kër góor gi man dafa dem woon sax Moustapha bu mbir mi xaw ma dépassé bi ma gisee
manifestants yi benn violence bi ñu doon am jëme ci force de l'ordre di jël ay briques jël brique dóor ko ci bopp nit donc je pense que loolu c'est trop exagéré. tamit loolu c'est trop exagéré mais dafa am beneen mbir bu ma si yëm tamit mooy détermination bi nga xamante ne ndaw yi wàccoon démb ànd nañ ko. waaw parce que dafa yàgg. dafa yàgg man loolu moo ma jaaxal 9h 10h ba 14h waaw ba 14h da nga koy dégg ñu naan ba léegi ñi ngi jàmmaarloo ñi ngi fii ñi ngi fële. ci détermination boo xamante ne gëjoon nañ ko gis depuis jamono yi 2012 2011 troisième mandat bi nga xamante ni ñi leen doon dàqante alkaati ci biir Dakar centre ville ak yenn ko tey boobu lañ doon gis mbir yu mel nii te lii li ko waral mooy benn leader politique la ak ay militants militants yi jàpp ne dañoo gasal ndëgg sërëx seen responsable ba koo daana ñu ne du fi amee ba tax ne kenn du ko fi yóbboo moo tax lépp luy am rek tey jii bu fekkonte ne dañoo respecté yoon jaarale fi ñu njëkkeen dem bala ñu koy yóbbul convocation bi ngalawaay ñu xam ne kii député la ñu bañ a yóbbu convocation bi parce que am na yoo xam ne pour man tamit mën nañ ko éviter mën naa ñàkk la provocation lay gën a ndur mënoon naa ñàkk xam nga ne kii député la kay boo ko woowee mën na bañ a dem kay mais nga bañ ko woo parce que tamit boo parfois il faut nga am tuuti benn lecture boo xamante ne moo lay dimbali mais tamit il faut que ñi moytu fitna baaxul te gis nañ mbir mi tournure bu mu jël nii ak démb fitna ni mu bëri woon ci Dakar ñëpp gëj nañ ko fee gis mbir mi calme je pense que war nañ ko mën a moytu dama lay jox exemple toujours en 2011 Tunisie seen printemps bi li ko waraloon benn marchand ambulant la Mohamed Bouazizi koo xamante ne deretam bu tuuru dafa xaru taal boppam pourquoi parce que amoon na ay bañlanteel yu mu doon bañ day ngay jaay fii doo jaay fi ñu jël ay bagaasam dugal ko waa ji fipp dem taal boppam dëkk ba yëpp daal deretam boobu tuuru moo waral daal tey ji moo fa jël nekk na ko ci njiitu réew mi di Ben Ali tey ji xam nga kon loolu tey ji dafay wane ne parfois xeex mbir mu ndaw mën na koo déclencher ay li ñu naan ay li ko déclencher du yem ci bopp borom mbir mu ndaw mën na koo door mais bu xam après fu mu jëmee ak yow tey ji mën nañuy xeeb ne non dañoo demoon di ko jëli ji beneen yoon dinañ def nii dinañ augmenter dispositif bi dinañ def nii gis nga œil pour œil dent pour dent ay gumbaa fay bëri ak ay jaal kese te loolu daf je pense que war nañ koo mën a moytu bu baax waaye tamit li indi li nga xamante ni moom moo am démb fële ci cité Kër Góor gi jàppale Sacré-Cœur 3 est-ce que du déclaration bi nga xamante ni Ousmane Sonko def na ko muy kàddu yi mu yëkkati daal di woote ne affaire bi xeex bi c'est sur le terrain donc mi ngi woo ñëpp ñu ñëw donc est-ce que du loolu tey moom moo indi soulèvement bi am démb. waaw am nañu junj loolu tey ñu ne bu moytuwul dinañ ko toppee ci tamit appel à l'insurrection maanaam woon nit ñi ci fitna parce que yàqal nañ nit ñu bëree askan wi ñu génn ci fitna mais damay xam ne rek xam nga mbir mi dafa am ñaari mbir dafa am aspect privé am aspect politique xam nga homme politique moom lépp lu dal ci kawam rek finalement touche politique bi dafay jël surface bi yëpp daf koy jël loolu la ñuy gis fi ñu toll nii parce que homme politique tey jii lépp lu ko munti daal bu dee feebaram ak lépp lu mu munti doon tamit côté politique bi maanaam boo moytu rek mooy ëpp doole parce que lépp lu mu wax danaa c'est un politicien qui parle wala am na lu muy sóor wala am na lu muy calculer loolu ma tax ma yaakaar ne tey jii ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko tey jii mbir mi toll na foo xamante ne côté politique bi mën naa ne dafay dem ba dafay jël dessus li nga xam ne mooy côté privé bi parce que xam ne jël nga troisième ci élection yi ñu génn présidentielle yi ñu génn ak position bi nga am di jàkkaarloo nguur gi day doon mbir moo xamante ne du doon lu yomb loolu nag moo tax ma yaakaar ne il faut que ñu def ndànk ci mbir mi respecter procédure yi jaare lépp ci yoon su ko defee dina tax ñu mën a éviter éventualité yoo xamante ne dinañu yóbbu ci ay jàmmaarloo ak ay jàppante fii ak def nii ak nii maintenant su ma ñëw tamit ci discours bi nga xamante ne Ousmane Sonko lancé woon na ko te nga waxoon ko dañuy def rappel rek yow yaa ngi koy gis ci internet beex ku nekk di ko def mooy capture d'écran boo xamante ne président Macky Sall moo ko defoon boobu nekkagul woon président mi ngi ko def le 20 juin à 22h30 c'était en 2011 waaw 20 juin 2011 à 22h30 mu def ko mu ne mi ngi woo képp koo xamante ni militant la j'appelle tous les militants et sénégalais sympathisants à venir nous rejoindre dans la rue pour faire cesser cette procédure de monarchisation de la République xam nga man li gën a attirer sama attention mooy chute bi fi mu tëjee postom boobu noonu mu ne le combat contre ce régime se fera dans la rue le combat contre ce régime se fera dans la rue mu woote moom tamit wàcc leen ñëw ci mbedd mi président Macky Sall moo bokkoon mer gàddoo ne damay dem dëkk ji fële place de l'Obélisque nañ dem dëkk ji fa tant que Abdoulaye Wade renoncé wul ci candidature bi duñu bàyyi donc pour man même pratique yi ak yoo xam ne dafay yàgg am
tey jii homme politique mënoo koo tere mu lancer appel. homme politique mënoo koo tere mu lancer appel maintenant nag dañuy wax responsabilité mën na ci am. mais loolu lépp dañ koy xoolaat parce que tey su fekkente ne yow dañ lay song da nga tu te sens attaqué. nga toog jàpp sa njàmbur. ne naan dal leen toog leen ba ñu ne la parce que dafa jàng ci li fi jàll. Khalifa Sall bi ñu ko mujjaan song lu mu wax j'appelle mes militants à la sérénité. Abdoulaye Wade ak Karim Wade bu ñu waxee lu ñu wax bien vrai que daan nañ toog ci plateau yi naan kenn du ko fi tëjee. kenn du ko fi jugé kenn du ko fi àttee tëj nañ ko jugé nañ ko exilé nañ ko. Khalifa Sall tamit loolu lañ doon wax ba mujjee ñu def ko mais loolu gis souvent dañ daan wax nañu daal nañ ànd ak sérénité. mais ñu gis ne daal beeg sérénité bi boo wootee foofu noonu boo leen suivre seen logique gars yi dañ lay patamee léegi denc la wax ji féetee boor. parce que da nga leen dimbali seen liggéey. donc nag il faut nga indi rapport de force boobu parce que moom loolu la gëm dafa gëm ne président Macky Sall moo jiite lépp te moom mi ko jiite rapport de force la gëm moo tax mu koy indil. moo tax mu koy indil waaye li am démb est-ce que jotul woon bi nga xamante yëf yi xaw na metti ndax Ousmane Sonko lépp mi ngi ko doon gis ci buntu këram la doon xewee est-ce que du woon yoon mu woote wax gars yi ñu dal ñu dem ñibbi ba nga xamante ni tey li fa am démb du fa am. waaw am na ku ma jot a dégg je pense que su ma juumul ci jege ñaaleem yi la mu doon wax ne démb doonoon na jéem a def jéego yooyu ci commencement bi. waaye laataa moo génn kër ga ca la lacrymogène di jolli. foofu bu génnee te tasaaroo ba am na ba noppi. pour dire que parfois tamit am na ci benn xiini miin ak jaxasoo boo xamante ne. amaana suñu defoon ndànk su génnoon jàkkaarloog ñoom tenir leen benn discours neen dem leen ñibbi. gars yi léegi sursoir nañ ci lu ñu doon wax. duñu ma déglu affaire ñu expliquer militant yi ku nekk fi nga jógoon nga dem ñibbi. tranquillement problème du am coow du am. mais bu fekkente ne da nga jiital force ñëpp xam nañ ne Sénégal seen population bi ñu ëpp ci ñoom ay ndaw lañ. te Pastef daanaka seen militant yëpp ay ndaw lañ. dañuy am condition dañuy am ndaw deret bi day tàng. ba yaa ngi koy suivre ci réseaux sociaux yi. yaa ngi koy suivre un peu partout seen ay réactions. seen ay sorties yoo xamante ne parfois dafay incendiaire. mais da ngay comprendre parfois nit ki fu mu tolli lay waxee. ak compréhension nu mu demee maintenant nag foofu ñoom ñi nga xamante ne. ñooy kilifa yi. ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor yet bi di dóoree. parce que benn góor dafa ne boo fekkee ku yor yet di dóor nit ki. miy jooy bul ndax kii jooy na ko noppi da ngay fexe kii dóor yet bi dóore nga ne ko bàyyi sa dóore yi. soo bëggee jàmm waaye loo fekk ñuy dóor ni ki miy jooy nga naan kan sëñ bi noppi. te mi ngi noonu Moustapha xam naa ne li xew dem moom kenn rafetlu ko waaye tamit li nga xamante moom mooy procédure bi gars yi lancé nañ ko ba tax na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a liggéey ña nga cay liggéey ngir ñu mën a dindi li nga xamante ni moom mooy mbaraanu kiiraay di député Ousmane Sonko di immunité parlementaire am donc mais loolu tamit li xew démb alerte la pour li nga xamante ni moom moo di lever immunité parlementaire bi foofu ci assemblée nationale ndax manifestation wala yu mel nii ay ndaje ay daje yoo xam ne si nii war na am ci militant Ousmane Sonko yi ak force de l'ordre yi mën nañ ko xaar ci lever immunité parlementaire boobu donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel. mais mën nañ ko faa xaar mën nañ koo xaar ci convocation section de recherche am militants yi jëm faa bëgg assiéger mën nañ ko xaar ci yeneen jamono yoo xam ne procédure bi dafay avancer. loolu moo tax pour man yaakaar naa li xew démb ba ñoom jël nañ note bu baax parce que ñoom toll nañ foo xamante ci niveau d'information ñun tolluwuñu fa. yaakaar naa ne nag dina tax ba ñu bàyyi ci xel ba nga xamante ne ñi nga xamante ne ci askan wi la ñu bokk te ñi taal nañ seen oto ñi kayaase nañ seen kër ñi de salfaay nañ seen ay biens ñu mën a mucc ci genre yu mel noonu parce que nit ki mën ngaa wax li la metti mën nga jàmmaarloo parce que nit ki dafa la bëgg a jëlee fii nga bañ waaye bu mu tax mukk nag ngay dem di tooñ parce que tooñ baaxul da ngay def au-delà de xeex bi sax mais da ngay lor keneen koo xamante ne amaana yoonam nekku si parce que man mënu ma woon comprendre nga jël oto jàmbu di ko puus di ko def yenn wala di ci digg mbedd mi nga taal ko loolu pour man waaw war nañ mën a romb genre jëf yooyu nga xamante ne tey ji borom oto bi xamoo nu mu def ba am ko xamoo ki fa gaare oto bi lan moo tax mu def ko fa donc yooyu daal doon na ay mbir yoo xam ne yaakaar naa ne war nañ koy mën a moytu bu ñu mere tamit ñu ànd ak suñu sago en tout cas mi ngi noonu Moustapha mbir bi moom xam naa ne buñ ci doon wax fii ba suba du jeex ndax moo affaire bi moo toll noonu ndax li ñu jiiñ Sonko nekkul lu tuuti waaye tamit ki ñu ko jiiñ Ousmane Sonko tamit nekkul koo xam ne si ni ko tuuti la donc mbir mi moom je pense que nii rek la mën a amee waaye ak lu ci mënti am daal mbir mi moom mi ngi ci loxoy yoon te mi ngi am évolution li ci mënti am dinañ leen ko digtal fii ci Sunugal 24 li ñu cër lañ ci waxtu daanaka jeex na Moustapha wala ngay tëjee ak message bi. waaw ni may tëjee rek mooy di wax ndaw yi nga xamante ne ñooy wàcc di ñaxtu ci tali bi parfois ñi moytu di tooñ
parce que am na yenn gestes yoo xamante ne ak yenn actes yoo xam ne boo ko posé tooñ la gën a nduru mën nga wax li la metti mën nga exprimer li la metti sans pour autant que nga tooñ koo xam ne yoonam nekkul ci xeex bi yooyu yaakaar naa war nañ koy mën a moytu wolof nag danaan ay du yem ci boppi borom toujours ñi nga xam ne seen yoon nekkul sax ñoom ñoo ciy gën a loru ba tax na daal il faut que ñu am un peu de retenue xam na ñuy comporté wutu tamit ñu bañ a jël takk der def leen ay ennemi duñu suñu ay ennemi ñoom dañoo nekk ci ay service ñoo xam ne dañuy yor suñu ordre dañuy liggéey ay ordre la ñuy jëfee buñ leen nee la preuve mooy buñ leen nee jóg leen ngeen ñibbi léegi ñoom ñëpp doo fa gisati kenn buñ leen fa boo leen fa gisee dañ leen naa yebal ñu ñëw te ñu leen di yebal ñooy seen ay kilifa kon ba tax na toujours rek nañuy bañ a di xoolante yenn bëtu mbañeel boo xamante ne mooy indi ñuy def yenn actes yu ñaaw yi ñuy gis ñu def ko ci takk der wala ñu def ko si nit ñi waaye tamit takk der tamit ñu leen di wax message boo xam ne tamit ñi ñuy jàmmaaroo seen ay frères lañ ak seen ay sœurs ñu bañ leen di jël parce que parfois nga gis ay bavures yoo xamante ne du yëfu sax nit waaw nit tamit nit dafa doon loo xam ne dafa sacré waaw nañ koy bàyyi xel tamit nit jël nit di ko joggee di ko bulee di ko kajj di ko kii yëpp mën na ñàkk Sénégal gi ñoo ko bokk ñoo bokk réew mi nañu rafetal nekkin bi rek su ko defee dëkkin bi neex message bu fort la donc mu jëmale ko ci ndaw ñi ak force de l'ordre yi donc je pense que nekk na loo xam ne si nii tey dinañ ko dégg bu baax a baax ngir li nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam ñu mën ci bàyyi xel bu baax di ko jaajëfal Moustapha waaye tamit di jaajëfal ki nga xamante ni moom moo di Mansour tey moom moo yore li nga xamante ni moom mooy ñetti caméra yi donc ak réalisation bi donc di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew di ñuy seetaan toujours comme ni ma koy waxee rek comme moom laa ci sañ a tudd dama koy tudd tous les jours Mor Diouf sama waa ji ak soxnaam donc ñu ngi depuis Paris donc mu nekkoon fii tamit moom tamit xam nga Mor ci média bi la nekkoon donc finalement la dem Paris donc moom daf ñuy suivre bu baax a baax donc kon Mor suñu mbokk la suñu mbokk la moo tax daf ñuy suivre lu bëri bëri man ak moom bokk nañ liggéey nañ donc ci yenn entreprise de presse yi donc mu nekk ko baax ñu ngi koy jaajëfal donc di lañ jox dig daje suba incha allah ci beneen plateau